pour revenir sur les premières étapes du projet Johnson & Johnson. C'est un projet qui est venu soutenir Tostan dans le cadre de la mobilisation sociale pour l'abandon de l'excision. Donc on a fait 8 mois, ce mois d'octobre. Donc il fallait faire un peu le point, voir qu'est-ce qui a été fait sur le terrain, comment ça s'est passé, s'il y a des villages réticents, s'il y a des villages adhérents. Les réticents, pourquoi? Réticents, les adhérents aussi, pourquoi? Et essayer de poser le maximum de questions pour pouvoir avancer aussi, pour voir qu'est-ce qui a été vraiment gagné comme résultat. Donc le partager. Tostan va en profiter pour voir si la méthodologie utilisée avec ce projet Johnson, parce qu'il est un peu différent des autres méthodes que Tostan utilisait pour la sensibilisation, voir maintenant s'il y a des bénéfices, s'il y a des choses à changer, et aussi élargir l'information pour que la communauté du département de Goudiri et de la région en général puisse comprendre qu'il y a des villages encore qui n'ont pas le PRCC, le programme de Tostan, mais qui sont sensibilisés et qui ont pris certains engagements. Le projet Johnson & Johnson venu soutenir Tostan dans la campagne de sensibilisation et des activités de mobilisation sociale menées pour la promotion de l'abandon de l'excision et des mariages des enfants a constitué un véritable tournant de cette croisade pour rencontrer les communautés à la base et partager avec elles sur les conséquences néfastes de ces pratiques. Affaire dewle lawde dum kam dum yi'ama kaddingol ngol yi'ama te si laamu wi yo hunde acce forcé ɗum accete koko accete tawde joni wi'ama ko yo acce koko accete minen kam min gacci sabu min horam tanam heɓino hen caɗele ko min Maymuna Dem halta ɗo hay to radio Tamba ma radio ono wiite Alkuma FM miɗo suusi hal ko min halta ɗo affaire desnegol lawngol sa resni debbo ɓiɗɗo ma hay si taw ko duuɓi 16 heɓi si yottima tan mooɓi reedu waɗi caɗele wadde noon hande yo rewɓe gacce ko desnete law min Maymuna ko ɗum kollumi wuro ngo ko min woni président kollum wuro ngo ko yo ɗum acce kaddingol sukaɓe ko yo acce kala noon jaɓanɗom ko wi acci he nder wuro he ko ɓe mbi ɓe gacci affaire desnugol sukaɓe ngol law hay si on garano min mbaɗi ɗum riño min kaali ɗum waɗani min caɗele sabu joni sa okki gorko debbo law joni debbo naata suudu tan hocca reedu so hocci reedu hoccindu lebbi ɗiɗi tati ko kame docteur jaada he mum haɗa jogino kaali salma aɗa ñamlo haɗa hen watta hande kaali huuɓi fof nanga he Allah hande jibinima maayi fof andi noon ɗum kam hay sa haalanaka ɗon haɗa foti wattu hakkille hoorema mbajoɗa hoorema so neɗɗo wiima ngare ndenden gollodiren to affaire cellal meɗen ala e sago deggina ɗum saabu hande kala ko yilete e aduna ko cellal ngal woni ko dartenten si tawi woni en keeɓi cellal tan ko heddi ko fof wayno en keeɓi ɗum to affaire dewle to en nanino ɗum gila ko ɓooy yottaki en kono noon hande yottima en tawde noon yottima en ala e sago jaadenemo en dawal ngal ɓe mbi yo en mbangal tawde ɓe mbi yo en gaccu ɗum ma gaccen ɗum ko wayno mariage précoce on ɗon comment acce ko wona ɗum ɗon kadi so tawi woni an hoore maɗa a yeditima ko ɓe mbi ko a ƴefti ɓiɗɗo ma debbo a okki ɗum gorko siwa yontude adi fof tawon si hocci reedu ndun ɗon reedu si ndu ardi ɗum e ñaw ancat kala ko ñamete si anci ko ñamete ko ɗon hebde lebbi tati ɗi ɗum ko ñamete ɗon ko i wawi mankinde ɗum ƴiƴam sabu kañum ko ñamata ko wonto nder reedu muɗum ko ñamata bon si tawi noon woni ñamani kañum hoore mum anci ko ñamete ko ala e sago wawa hebde caɗele ɗen caɗele noon yen wawi ngakkude ndiyam wawi ngakkude ƴiƴam heɓoya hen caɗele ɗe ganduɗa hoore maɗa yimɓe muɗum foof ko ma tawe e ɗen ɗon caɗele ko ɗum tan jinnomi yettinande yimɓe wassalam on jarama. Durant 8 mois d'intenses activités de sensibilisation ou de mobilisation sociale avec toutes les couches de la société dans le département de Goudiri, Tostan a sillonné plus d'une 50aine de villages avec des agents de mobilisation tout en bravant certaines difficultés liées
à la réticence de certaines communautés. loolu moom bàyyi nañ ko arafal jigéen moom kooku moom bàyyi nañ ko. waaw ñu ngi leen di sant di leen di gërëm di leen di ñaanal bu baax waaw imaam ak borom dëkk yëpp rafetlu nañ seen jotaay bi rafetlu nañ aussi teewaay bi amuñu lu mooy ngeen teg ñu ci yoon woo xam ne fa la ñuy jaar ba ñun mën a mucc njaboot gi jëriñoo ñun ñu jëriñoo kon bu ngeen ñëwee fekk ñu ci loolu ñu dañ ciy góorgóorlu bu baax ñu ngi leen di sant di leen di gërëm. ñun de bëgg nañ tostan ci ñun ñu ngi ci tostan guddi ak bëccëg ñun groupement jigéen ñi góor ñeeg ñëpp nag ñoo ci ànd ñun li ñuy wax nandalam jigéen waxatuñ ci dara nandalam jigéen moom bàyyi nañ ko jigéen xale jigéen yi pour ñuy takkal leen di leen di maye ci seen maye jotut loolu moom ba bi tostan dala ñëw ak fii ak ñun bàyyi nañ ko joxe xale bi jigéen musi yi teelal yëpp bàyyi nañ ko li tax ñu bàyyi ko dañoo gis tostan njëriñ bi ci ne ñi bëgg a ànd ak tostan nag fii fu géej gi feree lu ñu tostan wax suba bee ngoon moom la ñuy jëfandikoo. d'accord nañ ci li ngeen wax duñ mayeti suñu doom yi tant que matut fukki at ak juróom-ñett wala lu ko ëpp sax tuuti waaye nag nañu jàppale itam ci gune jigéen yi da nga am traîner yi ñuy taxawal ci mbedd yi itam loolu it mu wàññeeku loolu yi kilifa yi nañ ko yëg ñu jàppale ci loolu affaire u nandalu jigéen mi c'est am na lu mu ci wax ndax dafa wax ne teraanga la ci doomu jigéen mu def ko yéen docteur nag su ngeen demee ba nga xam ne docteur yi gis nañ ni lii dansé la boo xam ne day indi beneen feebar su boobaa war nañ ko moytu ndax doomu aadama bi li ko yàlla sant ci li gën a puré mooy mu xaar bakkanam wottu bakkanam am na solo trop ci moom ndax dafa alxuraan dafa wax ne laa tulquu aydiikum ilaa tahlukati bu leen sànni seen bakkan ci loo xam da leen di lor da leen di xalak kon boog su fekkee ne gis nañ ne lii dansé la loolu war nañ koo moytu loolu nag population bi ñëpp war nañ ci jàpp waaye jigéen ñi nag ñoo yore mbir moomu ndax mbirum nandal jigéen moom mbirum jigéen la bu doon mbirum góor ñi ñoo ko yor waaye lii jigéen ñi ñoo ko yor jigéen ñi nag ñoom itam ñu jàpp foofu noonu gën ci góorgóorlu sàmm wér-gu-yaramu nit ñi mooy li gën a am solo. Le département de Goudiri a déjà enregistré 2 déclarations d'abandon de ces pratiques néfastes à la santé des jeunes filles. néew ma jeex na de jeexul parce que maye teel moom du tey lay jeex fii. waaye wàññeeku na bu baax a baax. bu amee ñi koy def itam nañu xam ne ñu ngi jalgati yoon. bés bi leen di yoon teg loxo. booba la ñuy xam ne yoon am na. yoon dafa yomb dafa jafe. tànk yaa ngi def di rëcc. yaa ngi am jàmm waaye bés bu ñuy teg loxo ci yow nga nekk ci fitna te booba doo gis sous-préfet doo gis maire doo gis borom dëkk bu lay topp ci loolu mu dugg mu ànd ak yow dugg sa kasu ba. si les fiscales vaginales dafa bëri ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi à l'âge de moins de 18 ans ñu ngi leen takk loolu moo koy créer parce que doom bi buy génn day pousse day toj naq bi bu ko defee jigéen gi du mën a retenir ses urines loolu ça fait la honte jigéen bi du mën a wax lii moo ma dal góor bi du mën a wax lii moo tax ma fase loolu yëpp mu ngi si exception des jeunes filles merci. Et aussi ça crée une hémorragie pendant l'accouchement maanaam boo amee doom ba pare rek day saigner lu bëri loolu ça crée day gaaw a rey sax parce que dara buy tuur li tuuru ci moom rek buy am doom doy na surtout bu xaree mu gën a tuuruwaat day indi un autre problème. La coordination de la zone Est et centre de Tostan ambitionne ainsi d'informer les organes de la presse locale des activités réalisées pour la promotion de l'abandon de l'excision par le projet Johnson & Johnson. Échange entre la presse et les participants sur les décisions motivant leur attitude vis-à-vis de l'excision favorable ou pas. Comme dimuso ni ye bulukuro fotuma ko ka dabla asango ne nginante habitala sambi saba nte mimuta anin fula ntela soko na dabla taw sangole awa kabira dabla ta ndingolu be futu ni be futu la santane woro la santane segi awa ni be wulula problem sitala nte o mutato awa nte hari mamaringol ibe fele mbulu soko na ala yo le noka di musol le noka yani bari alhamdulillah rabbil alamin asimandu abe mon bulo nyale adun ni mogol mimbe kafuri nse kacha katigole ki abula femindo asidin golta segele sa nameta parce que ni ya dun kela dron otuma baro nataje donc janno bebe kela min fota betugula wala ko ndeke ninna jama aninne munu be kacha kela nde benta ko makilingol la sayndo ma fa banta ko charde bara do yata
yewtude fof ene moƴƴi mu ne liñ ci waxtaan yëpp day baax na sabu ko findinde yimɓe ndax yee doomu aadama yi la so jogino hakkille ɓernede hakkille boo amoon xel tamit ñi gën la yokkaat sa xel caɗele wondade wonde e nder men ɗe mu ne jafe-jafe yi nga xam mu ngi ci suñ biir ñun ɗe fof hiɗe nder men eɗen gandi ɗum mu ne yow mu ngi ci suñ biir te xam nañ ko caɗele mu ne jafe-jafe yi aɗa wonde fof li ci njëkk yëpp caɗele men mu suñ jafe-jafe ko majjere mooy dañoo réer wonno so neɗɗo anda mu ne nit ki boo xamul saɗa hollamo suñ lay won e nder haala mum ka ci seen biir waxtaan kollirta ko haqqille mu ne nga koy won ci xel rek ci biir waxtaan xel nga koy won ay diina o mu ne même ci diina bi sa ari yimɓe huma binneɓe boo gisee nit ñi maanaam ñi nga xam daanaka seen xel yi taxu ñoo kii loolu adduma maɓɓe koɓe anda li leen andi ci adduna mooy ñàkk xam il faut yaara haqqille il faut ñu min ñi ànd ak seen xel haɗa golla eɓe jiya ñii liggéey ñii gis haɗa haala eɓe nana ngay wax ñi dégg seeɗa seeɗa ndànk taw forcé ala hen fekk du am force eyi ha benn ko jiɗɗa e maɓɓe ko li nga bëgg si ñoom ha dañal nga mën ko am yi. Beaucoup de changements sont notés car les complications pendant les accouchements ont considérablement diminué.